ci seen émission daan corona noonu koy defee ci antenne bi li ko dalee altine jàpp ajuma ñu fas yéene wax ci feebar bi di mbas mi nu muy lawee fii ci Sénégal ak it pexe yi nga xamante ni autorités yi nas nañ ko ngir rek gàntal yoonam su ko defee ñu mën ko gagné ci xeex bi ñu ngi ci ligne bi pour tàmbali waxtaan bi ak docteur Ousmane Gueye docteur nu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay Barthélémy. waaw yaay njiital SNEIPS d'abord docteur lu ñuy njëkk a wax rek moo di tolluwaayu feebar bi fii ci Sénégal ba léegi mu ngi law donte nag xeex bi naka noonu it stratégie yu bëri daal ñu ngi ko ciy def. waaw jërëjëf Barthélémy nga may ma nuyu auditrices ak auditeurs yi. di ziar sénégalais yi yëpp ak sénégalaises yi yëpp di leen wax juma mubarak. di wax ni effectivement comme ni nga ko waxee rek jàngoro bi mu ngi fi mbas maa ngi fi mu ngi ci réew mi moom nu muy doomu jàngoro bi nu muy lawee ñun itam noonu la ñuy gaawantu di lal ay pexe pour ñu mu bañ a faagaagal réew mi te gis ngeen ko wax nañ ko waxaat ko waaye chaque jour bu ñu yàlla may fekkee rek ñu ngi xool nan la ñuy def pour gën a améliorer suñuy taxawaay. loolu la ñu suñu kilifa sant. mooy ministre de la santé et de l'action sociale. nee nañu bu leen taxaw yeneen programme yi bu ñu taxaw waaye yeneen itam programme yi boole leen ko ak mbas mi ngeen xool nan ngeen di def. ba tax na stratégie yi ñuy lal fi mu ne nii mooy stratégie bu jëm ci communauté bi. stratégie bu tax ne tey jii ñu bëgg jël communauté bi ku ci ne. ñu jox la sa responsabilité ku ne ñu jox la sa cër ci mbir mi def nañ cër yooyu buñ ko boolee nag dinañ mën a vraiment xeex correctement contre mbas mi. waaw mais yéen ba ngeen dala wax stratégie communautaire maanaam delloo xeex bi ci askan wi communauté bi ci wàllu boppam gis ngeen ci njëriñ ndaxte cas yi moom dafa mel ni taxawul de. waaw xam nga cas yi dana xaw a jafe parce que pourquoi mu ngi ci li ñuy wax communauté. transmission communautaire. loolu moo tax sax ñi méngale ko ak riposte communautaire parce que loolu dafa naa dafa am solo transmission communautaire bi loolu day tax contrôle bi dafay xaw a jafe. day xaw a jafe de telle sorte que boo ci gënul sawar rek day métti ba tax na li ngay wax nii depuis boobu ba léegi ñu ngi wax transmission kii nu mu tuddee riposte communautaire mais gis nañu wax dëgg yàlla ne communauté bi commencé na. yëg mbir mi commencé na jël mbir mi parce que c'est vrai boo seetloo ñi ñaa ngi naan am na ñoo xam ne tàkkatuñu masque ak yooyu mais gis nañ ni am na ñoo xam ne ñu ngi commencé dellu soit di tàkkaat masque parce que wax ji temps yi nii ñaa ngi gën a wax te loolu la ñuy ñaan surtout yéen ñi yor média yi ñun ñuy wax ci kii média yi mais leader d'opinion yi kilifa diine yi kilifa aada yi ñëpp buñ ci bokkee comme keroog ni ko Alaaji Assane waxee ci ajjuma gi ak jàngu bi fu ne ci xutba yi buñ ci mënee bokk wax ci day tax mbir mi jëm kanam dafa naan loolu vraiment askan wi daal bàyyeeku nañ ci masque yi de. waaw bàyyeeku nañ mais ñun bu ñu bàyyeeku te gis naa ne mooy li ma la wax rek parce que ñun fi ñu jaaroon jaaraat fa léegi dinañ gis ni ñi ngi am na ñuy takk masque xam nga buñ fa fekkoon 10 yi daawul takk masque buñ fa jaaraat fa fekk nañu 5 yoo xam ne ñu ngi takk masque ñu ngi naan alhamdulilah xëy na amaguñu 100% mais boo amee 50% jëm 60% mën nga am yaakaar ne bés di nga am 90% waaw kon daal ba léegi daal wax ji sensibilisation bi nu ngi koy wéyal ak stratégie yi ngeen taxawal mais ci wàllum pajum feebar bi gis nañu ne ñu ngi explorer ay yoon yu bari OMS sax mujjantal gi dafa ne daal dafa bëgg a explorer médecine traditionnelle ba xam yooyu bokkoon na ci seen pexe. effectivement comme ni ma ko waxee woon rek ba keroog réseau tradipraticiens yi ni ñu ko firndee fii ñun depuis ci njëlbeen. ministre de la santé dafa wax ni buñ bay benn pàcc ba taxoon na directrice générale de la santé convoqué woon ñi yor wàllu médecine traditionnelle. maanaam pajum cosaan gi. pajum cosaan ñu toog waxtaan ak ñoom d'abord pour orienter leen orientation moom mooy sensibiliser leen wax leen lan mooy feebar bi ak feebar bi nan lay dikkee ci nit ak nu muy manifesté wu. ak tey ji ci pajum tubaab fu ñu ci toll ba loolu weesoo ñu wax leen ne aussi yéen aussi seen recherche kenn du ko dax mais nañ bokk ànd. donc boobu ba léegi
ñi ngi doon liggéey ak ñoom bu OMS ñëwee ba gis ni loolu lu am solo la mu tegaat ko ci ay stratégie am boole ci ay doomu réew mi ñi pour ñu encadrer ñun dañ naan alhamdulilah dañ ñu fekk si donc li ñu war a gën a mën a def rek mooy gën a ànd gën a góorgóorlu xëy na yàlla mën nañoo jàppale ba ñu am vraiment remède côté boobu. et am naa ci yaakaar ñoom ñu ngi ci liggéey. waaw mais loolu tamit nan ngeen ko encadrer pour que mu bañ a sàllar ñi ku nekk di toogal sa koñ rek di liggéey. xam nga ñooñu dañu am seen réseau am coordination boo xam ne dafa jaar yoon au niveau du ministère de la santé mu am division boo xam ne médecine traditionnelle la professeur Bassène yor ko te professeur Bassène ñëpp am nañ ko. donc côté boobu encadrement bi ne souffre pas. et en plus ñi ñu dugal ci biir kuréel gi muy ay ñoom professeur Daouda Ndiaye ñoom professeur Souleymane Mboup ñooñu itam ci saytu bi lañu bokk ci encadrement bi la bokk de ce fait que je crois que ñu nekk ci biir réseau bi ñuy liggéey ak ministère de la santé te OMS reconnaître leen ñooñu la ñuy liggéeyal ñenn yi vraiment charlatan yi kenn boolew leen ci te defe naa état am na aussi ay jumtukaay yoo xam ne mu permettre na ko ñi mën a reconnaître kan mooy kan defe naa loolu moo am solo donc li ma mën a résumer ci côté boobu mooy maanaam seen réseau bi fédération bi ñun moom la ñuy liggéeyal OMS ñooñu lay liggéeyal aussi maintenant am na ay indépendants yoo xam ne ils sont reconnus ñooñu itam kenn mënu leen tere seen recherche mais que ça soit encadré. waaw lu foofu de problème encadrement bi surtout ñoom pajum cosaan gi parfois dañuy wax nan ga li ñuy def baax na waaye yenn saay dosage beeg yenn ci garab bi dafay xaw du yenn saay nga jox ko nit fekk wér-gu-yaramam compatible mu jural ko yeneen i jàngoro yooyu tamit dafay baax ñu ciy bàyyi xel. effectivement loolu moo tax ñuy saluer démarche OMS bi di saluer aussi démarche ministère de la santé parce que ministère de la santé depuis njëlbeen comme ni ma ko waxee rek dafa ne il faut que ma bokk gars yi liggéey ak ñoom. ñu oo leen suñu biir au niveau de la direction générale de la santé publique ñoom ñoo yor mbir mi ñu toog ak gars yi di liggéey ak ñoom di weccoo xalaat saa yu ne ba fan yi ci gannaaw sax même seen atelier yi ñu doon def fii lañ ñëw au niveau du service national de l'éducation et information pour la santé pour ma jox leen ay support de communication ça veut dire que ñooñu ñu ngi liggéey ak ñoom boobu ba léegi et donc côté boobu encadrement bi amul problème mais maintenant comme ni nga ko waxee rek am na ay ñu mel ni man ñi nekk de manière disparate ñoo xam ne dinañ xalaat def seen kii mais ñooñu vraiment je crois que ñun am nañu ay moyens de contrôle yoo xam ne mën nañ ko def en plus ñu aussi ñu ngi rappeler population naan leen nañu def ndànk moytu parce que ku ne mën naa jóg rek ne mën naa faj wala OMS accrédité na ma te amoo benn kayit gisoo dara kenn gisul dara donc ñu ngi ñaan askan gi seen wér-gu-yaram ñu def ko seen priorité donc du kenn ku jóg rek sa mbaa bu jóg rek ne mën naa rek nga dem ci moom waaw bu ñu sànq seen bopp dañu topp digle ministère de la santé topp digle kilifa yi loolu defe naa bu ñu ko sàmmonte ak askan gi du ñu am benn jafe-jafe vraiment appel boobu lañ mën a lancer à la population pour ñu moytu parce que ku ne dina jóg rek comme dëgg la ñu ni médecine traditionnelle may nañ leen pour ñu genre situation yu mel nii daal bari nañu ciy profité voilà ñu bëgg ci profité loolu moo tax nag maa ngi profité ci occasion bi di lancer appel à l'ensemble de la population sénégalaise pour ñu dal ñu mën a seetlu xam fu ñu jëm pour faju ay bërëb bi yoo xam ne ñi ngi fii hôpitaux yi fa la nit ñi di fajo centre de santé yi fa la ñuy fajo médecine traditionnelle boo xam ne àndut ak accréditation ministère de la santé te tey jii jamono yi mi may wax ak yow nii amul kenn kuy jóg ne am naa garab buy faj Covid-19 waaw donc loolu mbir mi daal ndigam gan la bu yegg si jaaxal ñëpp voilà bu ñu dee ut yoon nañ ci boole ñëpp waaye ci kaw it ñu encadré ko macha allah d'accord loolu daal moom moo am solo Covid organique fu ngeen ci toll bu liggéey bi moom avancé na lool docteur mbir mi daa yàgg di boobu ak léegi non mais xam nga li may wax nee na démarche scientifique moo laaj rigueur démarche scientifique dafa am rigueur démarche scientifique doo jóg noonu rek ñuy jox la garab ne lii day faj nga jël ko xamoo noo koy defee ak yooyu il faut ñu saytu ko nee naa la keroog man de wax dëgg yàlla ba dëmb rek gis naa ki yor problème médicament Sénégal yor ci boîte def ko en gélule je crois que vraiment am na avancée considérable par rapport à Covid organique bi te du yàgg mu defe naa dinañ ko mën a publier ne nit ñi trouvé nañ ci lii ak lii mais vraiment j'avoue que loolu ba ma ngay rassurer Sénégalais boobu ba léegi nos chercheurs tooguñu ñu ngi ciy liggéey bu baax boole ci yeneen nag ñu ngi liggéey ci yeneen
mais Covid organique bi aussi ñu ngi ciy liggéey bu baax pour génne ci lu am solo teg ko ci loxo Sénégal yi. jërëjëf docteur ñu ngi lay gërëm. maa ngi leen di gërëm. jërëjëf docteur Ousmane Gueye yendoog jàmm njiital SNEIPS ci kanam tuuti ñu dem ca Ndar foofu it xool tolluwaayu feebar bi foofule ak it xeex bañ koy xeex foofu au niveau de la base foofule ca Ndar ndegam xeex bi xeex communautaire la dem ca Ndar ànd ak Mohamed Nabi Sila Abdou Thiam Mohamed Nabi Sila ca Saint-Louis moom la ñu fas yéene àndal ci kanam xool tolluwaayu feebar bi foofule ca Saint-Louis nan la fa demee motuwaay yi nga xamante ni ñoom jël nañ ko au niveau de la base ndax nu ngi koy appliquer mesure barrières yi naka noonu it ndax ñu ngi ci kanam tuuti ñu dem ca Ndar fekki kii di Mohamed Nabi Sila dégg ngeen sànq kàddu yi nga xamante ni docteur Ousmane Gueye yëkkati na ko jëmee ci askan wi ngir ñu gën a bàyyi xel ci mesure barrières yi lu am solo la bu ñu yaakaar ne rek feebar bi nekkatu fi ba léegi mu ngi fi te tey sax la gën a doy waar ndax cas communautaire yi mu ngi gën di yokku te cas communautaire moom dafay gën a day indi complication ndax ni muy lawee kenn xamatul kan moo yore doomu jàngoro ji ak ku ko yorul donc li gën mooy ku nekk respecté def ko mbiri boppam lii di mesure barrières yi Nabi Sila waaw yéen waa Ndar moom feebar bi nu mu fa demee. Barthélemy feebar bi ci jamono ji nga xamante ni dañuy wax ak yéen gis nañ daal ñaari fan yi nga xamante ni jot nañ cee génn. am na ñaari cas communautaire yoo xam ni jot nañ ko enregistré fii ci Ndar. loolu teg lim bi tey toll ci fukk ak ñeenti doomi aadama yoo xam ni ñoo ngi ci centre de traitement bi nekk ci l'hôpital bu Ndar ñu leen di faj li nga xam ne nag itam aju na ci wàllu cas contact yi. mooy li xaw a peut-être ëlëm nit ñi ndax dafa am benn ci koo xam ni cas communautaire la woon. nekkoon ci l'hôpital bu Ndar xaw fa def daal lu xaw a jege ay bis ñu soogay gis ni dafa am coronavirus xam nga lu ni mel dafay indi rek jiixi jaaxa ci ñi nga xamee ni ñoo nekkoon ak moom en contact ci wàllu paj mi ba tax na nag ay matuwaay doon loo xam ni jël nañ ko ci l'hôpital bu Ndar di fàttali nag li nga xamee ni itam aju na ci wàllu dajaloo beeg takkum masque yi. Barthélemy gis nañ nag relâchement boo xam ni jot nañ ko nemmeeku surtout ci plage yi wala boog dajale ko yoo xam ne day am ci marché yi wala ci quai de pêche yi. plage yi rawatina parce que moom Ndar moom dëkkub géej la dëkkub ndox la ni fa nit ñi di dajaloo ci plage yi yenn saay mesure barrière yi distanciation amul takk masque ci ndox naka noonu donc yooyu yëpp xam naa. firnde la. waaw firnde la ci Hydrobase su fekkee ne meeku nañ ci jeexatul ay bis yi gone yi daal dafa mel na ñoom dañuy dund li nga xam ne doon nañ ko dund ci jamono ji nga xam ne mbas mi ñëwul ndax su fekkee seet nañu jamono ji di weeru sulet dafa doon fekk yenn ci ndongo daara yi commencé jeexal seen examen ba tax na ñoom suñu jeexalee nag ñëpp dañuy faral di wutali géej aada la ci Ndar ñu bare di dem li ko doore weeru sulet ba août ba ci septembre di wutali géej saa yu fekkee rek añ nañ ba pare ci loolu amul benn mesure distanciation wala bokk kuy sangu géej sax doo gis muy faral di sol masque ndax su fekkee dugg na ci ndox mi day bañ nas masque bi dem te itam suñ ci jógee toog di waxtaan wala di naan ataaye dañuy wéyal rek dem su fekkoon mel na su fekkoon rek ñoo ngi seen kër wala boog nekk seen jegeñaale. lim boobu mais ci loolu autorité administrative yi ànd ak ñi yëngatu ci wàllum paj foofu la ca Ndar amul luñ ci jéem. waaw gannaaw woote yoo xam ni appel yoo xam ni jot nañ ko def ngir nit ñi respecter mesures barrières yi ci bërëb bi amul benn terrain boo xam ni jot nañ ko gis ci wàllu plage Hydrobase yooyu ba tax na sax am ñenn ñoo xam ni ñaawlu woon nañ ko bu baax a baax ndax nag mënoon nañu interdire carrément li nga xam ne aju na ci wàllu plage yi ndax fu ci mel na Hydrobase benn buntu la Barthélemy ndax da ngay mais Nabi boo seetloo la ca Ndar it moo nekk fii ci Ndakaaru de. waaw daanaka daal moom dafa mel na daal relâchement bi dafa xaw a général te itam ci wàllu matuwaay mu des lu bari loo xam ne war nañ ko jël ci wàllu fànn woowu su fekkee ne gis nañ ci biir dëkk bi quand même police mi ngi veillé bu baax a baax ci nit ñi nga xam ne dañuy dajale koo ci marché yi ci mbedd yi te takkuñu masque police def ci yenn saay sax téye ay nit jàpp leen maanaam yóbbu leen sax ba ci police su fekkee ñenn ñi dañu bañ carrément ñoo xam ne nag takkuñu li ci ëpp nag dañ naan la saa waay takkal masque ci wàllu transport public yi ñoo ngi itam lu bu baax a baax nit ñi ñoo ngi respecté surcharge dafa amatul ci oto yi nit ñëpp dañuy toog ci place assise yenn saay sax police arrêté maanaam bus tata yi dugg ci biir wala woto particulier wala sax taxi yi di xool ndagam nit ñi takk nañ seen masque
wala déet mu doon loo xam ne daal ay mesures yu am solo la tey doon na baax lool ñu yaatal ko fu ci mel ne géej wala marché wala quai de pêche yi. autorités yi yëngu ci wàllum paj foofu yan stratégie lañ fa taxawal. waaw stratégie yi doon na lu bare parce que diwaanu Ndar soo seetloo dafa yaatu Ndar la ba Fuuta jaar ci Dagana mu am ci ay poñ yoo xam ne dafa am solo di poste frontière par exemple bu Rosso Sénégal nga xam ne sax tey jii ci région médicale am na maanaam benn sax waa kër docteur boo xam ne OMS moo ko dépêché fii nga xam ne dafa digaloo ak Mauritanie suñ jàppee rek lim bi ay nit jàll ci frontière ci diggante Sénégal ak Mauritanie bi ñu yombalee pour mën a yombal ñi doon doomu Sénégal nekkoon ci région Trarza soo ko déggee mooy naataango diwaan bu Ndar mooy région bi nga xamee ni moo féete jàpp jëm ci ay maanaam am ay sous préfecture yu ci mel na Kër Maseen wala boog préfecture yu ci mel na Njaago nit ñi nekkoon foofu te ñu mayoon leen jàll tey jii toll nañu ci lu mot juróom ñaari téeméer ak lu topp doomu Sénégal yu jóge ci Mauritanie ñëw jaar foofu suñ fay see dañu leen di saytu seen wàllu dungu yaram xool ndax am nañ doomu jàngoro ji wala déet waaye itam jël seen adresse ak seen numéro téléphone. su ko defee ñu mën leen suivre bu baax. voilà ngir topp leen waaye itam bat am na lu mot lu ëpp junne ak lu topp ci ay doomu Mauritanie yoo xam ni. dañ nekkoon ci bërëb bi itam ñibbi nañu. donc mu doon loo xam ni ñi nekkoon juste la nag ci wàllu région frontalière yi ba léegi doomu Ndar yi nga xam ne dañoo nekkee ci Nouadhibou wala Nouakchott wala yooyu ñooñu dañu bloqué ndax trafic interrégional bi la ñu bàyyeegul woon. ngir ñu mën a jege ci frontière ñaan autorités yi ngir ñu mën leen bàyyi ñu ñëw. jërëjëf Mohamed Nabi Sylla ñu ngi lay gërëm yendoog jàmm foofule ca Ndar. jàmm ak jàmm jërëjëf Nabi Sylla suñu ndaw la foofule ca Saint-Louis. ñu egsi nag ci pàcc bu mujj bi ci émission bi di daan corona weccoo xalaat gis-gis ci feebar bi di mbas mi ci 88 628 14 14 88 628 14 14. 88 628 14 14 ñu yegsi ci ponk bu mujj bi ci daan corona mu di weccoo xalaat ci feebar bi di mbas mi ci 88 628 14 14 ñuy xaarandi rek ñi ciy woote ngir joxe ci seen xalaat ci feebar bi tolluwaayam nu muy lawee ak it li ñu ne daal ñu bëri ci askan bi respecté tuñu mesure barrières yi loolu lépp ñu mun ko waxtaanee waaye li leer ci jamono ji moo di ku nekk daal nañu déparé woon nan ko ni nekkee ba nëgg nii ndax feebar baa ngi fii rawatina nag firnde gi moo di cas communautaire yi am na ku ne ci ligne bi salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. kooku. Barthélémy ñu ngi lay siyaar. ñu ngi delloo siyaar. Omar Faye la réew Maawo. Omar waaw nu ngeen def Omar. ñu ngi lay siyaar bu baax a baax. ñu ngi delloo siyaar bu baax a baax. jërëjëf. di siyaare professeur yi gën léegi waxtaan bi rafet na am na solo. Ousmane Gueye waaw docteur Ousmane Gueye. ñu ngi lay wooye fii ci réew Maawo. waaye ñun de benn métti rek la ñu am boo xam ne ñu ngi koy jooy saa su ne. mooy wàllu ndox. ñun daal xam naa ne réew Maawo ak li ko wër daal problème mu ndox daal la ñu am bu méttee métti. d'accord. te xam nga wax nga wàllu set balaa mën a am il faut ndox am. fii mu ne may wax ak yow bala ñuy am ndox dañuy daw lu mat presque 3 kilomètres et demi. xam nga kooku kon ndoxam fa mu koy amee métti na. te di takk saret di dawal lu ne la mën a dab ci yoon bi. vraiment loolu tamit buñ ci gouvernement bi dimbalee dina baax trop. d'accord. ndox daal am nañu jafe-jafeem vraiment ak wàllu ndox wàllu courant wàllu yoon buy jaar pour mën a dem. ñetti yoon yi daal metti na amuñu benn yoon boo xam ne bu baax la bu ñu mën di demee ak ñëw. d'accord jërëjëf Omar nu ngi koy gërëm wàllum ndox mi lu am solo la ci jamono ji ñuy waxum cet dafay baax it boo dee set it nga am ndox ba nga xamante ni moo la mën a setal salaamaaleykum. Omar nu ngi koy gërëm. salaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ bi doo wàññi rajo bi. waxum cet. ma ne doo wàññi rajo bi allo. 88 628 14 14 Abdou Thiam kooku dem na
ñoo xaarandi keneen salaamaaleykum. allo. oui salaamaaleykum. maaleykum salaam. kooku. man le docteur Modou Lo. docteur pharmacien botaniste. retraité à l'université de Dakar. docteur na ngeen def. jàmm rek Barthélemy. alhamdulilah acca nu ngi lay déglu. bon li may jëkk a wax moo di ni coronavirus bi. bu fekkente ni feebaru xëtër la. am na ay plante yoo xam ni baax nañu ci. démb nag déglu naa docteur Bodossou. muy wax ci mbir mi. mel na ni ay université américaine la yaakaar ni ñoo ko jàppale te pourtant l'université de Dakar jàppale na ko foofu Malango googu mu nekk. loolu duma ci dellu siwaat parce que am na téere boo xam ne bii man maa ko bind ak Boubacar Traoré. ak yeneeni chercheurs yu bokkoon ci équipe de recherche bi jàppale Malango te jóge université de Dakar. donc il faudrait pas que mu fàtte yu mel noonu. d'accord. ñaareel ba plante yi ma yaakaar ni baax nañu ci mbir mi. bi ci jiitu mooy le ñawli. ñawli ñu ngi koy jaay sax ci pharmacie yi ci turu huile goménolé. waaw huile la boo xam ne bii c'est un très bon décongestionnant nasal. ba pare ñun bi ñu doonee gone bu soj masaana am. huile goménolé boobu la ñu daan defal ci suñuy bakkan nga tàllal sa làmmiñ ñu defal la ci ñaari toq. mu doon nag produit boo xam ne bii xam naa ni am na action yu baax yu muy def ci toutes les voies respiratoires. kon loolu laa ciy joxe comme benn élément. am na yeneen yoo xam ni ñoom professeur Bassène ak l'équipe de pharmacognosie ñu ngi ciy liggéey en collaboration avec les chercheurs yi tourner autour du ministère de la santé. man nag li tax ma bëgg rapproché wu ci ñooñu parce que je suis retraité mais en fait am na ay ngelaw yoo xam ni ñu ngi ma denc. waaw maa ngi nuyu maanaam le professeur Pape Meïssa Dieng te boo leen mënee fexe ba jox ma numéro téléphone am. professeur ma jokkoowaat ak moom parce que waaw léegi da ngay téye ligne bi Abdou Thiam Abdou Thiam de là-bas ci technique bi mu jël sa numéro léegi bu ñu paree rek après ñu toppatoo ko. d'accord donc na ma Abdou Thiam jox. voilà c'est ça téye ligne bi téye ligne bi pour bul couper dina la jël jërëjëf gërëm ko moom docteur Modou Lo ba léegi nag ñu ngi ci pàcc bu mujj ci émission bi ci 88 628 14 14 88 628 14 14 ci gis-gis weccoo xalaat ci feebar bi di mbas mi ñuy xaar rek ñi nga xamante ni ñoom ñooy allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. kooku. man la Dabax. waaw kooku la Barthélemy. waaw. ça va na ngeen def. ñu ngi fi sant yàlla bu baax. alhamdulilah bon man nag c'est la première fois may woote. depuis début émission bi daan corona bi maa ngi ko doon suivre avec Assane. waaw seulement Barthélemy man li ma si bëggoon wax lenn la. man dama yaakaar ni combat bi dafa am benn instant boo xam ne dañ ko raté. parce que ba virus bi duggee si réew mi. dem nañ ba benn instant virus bi si ñaari zone kese la nekkoon moo nekkoon Dakar ak Touba. parce que nit ki tamit munoo di nekk di xeex ak moom nga ne da nga ko bëgg a daan. ngeen di bëree ba nga xam ni jekku nga ko yaa ngi koy waaj a daan. nga ne ko waa léegi xaaral maa yow ça fait 2 mois nii ñuy bëree bàyyi ma maay la sa chance nga taxaw. naan damay dund ak yow. xeex bi dem nañ ba instant virus bi diggante Dakar rek la nekkoon ak Touba. boobu c'était le moment idéal. état bi jël ay mesures spécifiques
pour Dakar ak pour Touba. dama ne benn instant préfet bi jël benn mesure pour réguler les marchés maanaam ñii buñ jaayee tey ñee jaay suba. pour Dakar c'était une décision phare et ce qui pouvait sauver Dakar parce que ñëpp xam nañ Dakar benn instant virus bi ci marché yi la doon circuler. donc loolu dañ ko waroon def pour Dakar def ko pour Touba ba pare restreindre la circulation. à notre grande surprise Macky Sall jug taxaw ne voilà léegi jumaa yi mën nañu ubbi léegi nañ ci fexe dund ak virus bi gisuma dara lu fi mën a jëlee. li ñu war a def kay mooy saa yu ñu jullee ñu ñaan yàlla moo am vaccin ñëpp vacciné wu. mais li ñuy def nii yëpp léegi perte temps la. te fi may daanelee Barthélémy. waaw. mooy est-ce que xam nga ni virus bi actuellement yow tey même boo amee ay signes. même boo amee ay signes tey. mooy ay signes yoo xam ne peut-être da nga ragal ni yow da nga corona. est-ce que xam nga ni kenn mënu la tester. te jël sa téléphone nga woote nga ne damay sëqat sama yaram dafa tàng lii ak lii moo ma dal kenn du la testé parce que actuellement on teste le 3e âge ak ñi am des maladies vulnérables les personnes vulnérables maanaam tey dañoo bàyyi askan bi seen bopp maanaam tey man tey su ma amee ay signes sama yaram tàng ak lépp su ma wootee suñu ma nee amoo plus de 100 ans wala amoo diabète wala nangam je vais me débrouiller seul pour me soigner nañ wax ñi dëgg ministre bi woo leen ko mu toog ngeen wax ak moom wax ñi dëgg tey kenn mënul tester sa bopp mais nañ bàyyi clinique yi tester ñi les gens qui ont les moyens de se faire tester ñi tester seen bopp. lan mooy ndeyu nga ne tey boo amul nekkul 3e âge wala amoo yenn feebar yi mënoo tester sa bopp léegi ngay jël feebar bi di ko dem di ko wàll say mbokk ak sa njaboot ne ministre bi toog ñu wax ñi dëgg nga feebar bi fii jugee gu fi. feebar bi jugee gu fi di ngeen wax a wax ba sonn mais feebar bi jugee gu fi. nañ ñaan ngeen baal ma jërëjëf Dabax 88 628 14 14 keneen ci ligne bi Abdou Thiam ñu jël ko am na kenn ku yegg si salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatulah Barthélémy Mamadou Medor la. waaw ñu ngi lay nuyu Mamadou. nuyu Groupe Futurs Médias waaw di leen jaajëfal bu baax man daal li ma ciy wax mooy. ànd daan corona mu jógee fi mooy bokk population bi ñoom seen bopp ñoom ñoo ci def mais état bi jaanam wàcc na. lépp lu mu mën def na ko. ministre de la santé lu ko waxee wax tooñ ko moom mi ngi def liggéeyam ni mu war ak personnel bi yëpp. li mu war a def yëpp def nañ ko. waaw sensibiliser nit ñi wax lañu ñu ngi leen jël en charge amul benn loo xamante dañ leen ko ciy laaj. waaw nit ñi nañu jëfandikoo te déglu diglay docteur loolu mooy dëgg leen wax lu mbirum politique. waaye lu wér te wër mooy ministre de la santé mi ngi def liggéeyam. li nga xamante mooy côté sécurité bi wax dëgg yàlla ci côté police ñoom tamit ñu ngi def seen liggéey mais nit population bi ñoom ñoo des mais état bi président de la République lépp lu nga xam ne luy matuwaay def nañ ko na mu waree jërëjëf. d'accord jërëjëf Mamadou 88 628 14 14 ñu xaar keneen ci ponk bu mujj bi ci émission bi di daan corona weccoo xalaat gis-gis 88 628 14 14 14 salaamaaleykum. waaleykum salaam. kooku. Moustapha Sall. waaw. waaw na ngeen def. waaw ñu sant bu baax. gëj naa la dégg de yow. waaw yàgg na. accaay wa ñu ngi lay maa ngi lay suivre nag maa ngi lay suivre macha allah. jërëjëf. léegi man li may wax ci affaire rek dama naan na Sénégalais yi xam ne feebar bi am na. waaye dañ xam ne am nañu avantage boo xam ne yenn réew yi amuñu ñun dañoo gis mbir mi ñëw di bëri mu di ñëw ñu préparé waajal suñu bopp. erreur yi ñenn nañ def ñun war nañ ko mën a bañ a def. waaye nag ci kaw ñu bañ a dëgër bopp ci kaw aussi bu ñu waxee ñu respecté rappel maanaam consigne yi ñuy joxe mais su fekkee ne bu ñu waxee ñu ne amul bu ñu defee nii duñu ko def. damay génn yenn saa ci mbedd mi day mel ni sax nit ñi est-ce que dinañ déglu rajo sax bay dégg lu ñuy wax. voilà vraiment moom dafa doy waar daal mbir yi dafa doy waar kenn xamul xaw ma nit ñi dañoo bëgg la dund xaw ma dañuy bëgg a xaru xaw ma waaye booy bëgg a xaru nga xaru yow rek mais bu yóbbaale nit ñi. parce que yow boo jëlee affaire bi da nga koy jox ñeneen. ñoo xam ne seen yoon néew ci te ñoom na nga doon góorgóorlu di protéger yow nga dem jëlee ko ci àll ba indil leen ko ñu faagaagal leen mais nag li nga xam ne moom lay wax rek di ko dolli nit ñi mooy. nañu fexe farataal sport nañu saytu yaram yi. nañu di xool yan pathologie moo nekk suñu yaram ñu moytu maanaam di moytu yi nga xam ne moom la feebar yooyu bañ te it même mag ñi sax buñ mën la def sport sax nañu marche. nañu farataal sport nañu farataal aussi saytu suñu yaram bu ko defee yàlla mën nañu dimbali ba duñu faagaagal ni ñu faagaagal tubaab bi xam nga sama bopp daan wax ni nit ku ñuul ak nit ku weex li ñu amee différence mooy nit ku ñuul ki dafa mel ni togg gu ñor maanaam ku dem ba ñor xam. nit ku ñuul nit ku weex dafa maanaam togg gu ñorul la ñooñu mënuñoo bokk taxawaay li tax na kee mooy gën a dëgër
ku ñuul ki moo gën a dëgër virus bi nag am na waaye nag yàlla may nañu avantage ci kaw nag nañu góorgóorlu jéem a sàmm loolu jéem a aussi def ci protection yi maanaam fexe ba mesure barrière li nga xam ne mooy waaw barrière mesure barrière yi ñu def ko distanciation yi sol masque yi su ko defee boole ko ak sport man dama ne woon sax dañu waroon fexe ba am jour boo xam ni dañuy fexe ba oto yi bañ a daw ñëpp di dox ku bëgg am looy su course boo dox nga dox ak say tànk soo defee dana baax ci alam bi dana baax ci wér-gu-yaram bi te ñu recommandé sport te ñu recommandé wu sport te it wax aussi nit ñi li ñu war a lekk parce que aussi nit ñi ñooy empoisonné seen bopp ñooy indil seen bopp feebar yu bare te feebar yu ci bari bu la jàppee ba faaga ba sonal la bu lu mel ni ñëwee da lay yóbbu donc loolu daal laa amoon lu ma ci wax ci mbir mi di ñaaxaat nit ñi ñu gën a taxaw gën a góorgóorlu. jërëjëf Sall Moustapha Sall 88 628 14 14 Abdou ñu xaar keneen ci ligne bi ci 88 628 14 14 salaamaaleykum. 14 Abdou ñu xaar keneen ci ligne bi 88 628 14. allo salaamaaleykum. allo Barthélémy Ngom. waaw sëñ bi doo fay rajo bi nga yem ci téléphone bi comme ça. maa ngi lay jaar bu baax. ñu ngi delloo siyaar yow la kan. man Mor Mbaaw laa tudd Fass Dolli laay woote. Mor Mbaaw Fass Dolli. ah ok Fass Dolli. waaw c'est la première fois may woote ci rajo nag. waaw mais ñii ñoo dëgër boppu Barthélémy. doy na waar daal. état def na lépp perte na temps yëpp pour sensibiliser nit ñi. mais nit ñi kenn mënu leen wax luñ dégg. fii fi mu ne nii côté bi ma nekkee nii masque mënoo ko fi gis ku ko takk. nit ñi nuyoo sax koo daggee da lay jox loxo boo ko joxul loxo mu daal di gis boppam. loolu Barthélémy naka lay jagee buñ kenn wax ministre bi dara nit ñi ci boppam ñoo dëgër bopp maa ngi di ku naan état dañoo bàyyi suñu bopp mais bayiwut ak kenn boppam nit ñi ci boppam ñoo neexul lijjanti. moom li mu defoon na li ko war yëpp comme léegi nag indi na état d'urgence bi ñun ñëpp kenn ku ne nekk ci li nga nekk. boo feebaree dem hôpital suñ la mënee faj la suñ la mënta faj nga xam ne yow yaa ko teg sa bopp. maa ngi jégalu loolu laa amoon lu may wax maa ngi leen jaar yéen ñëpp. jërëjëf Mor nu ngi lay delloo ziar 88 628 14 14 xam naa ne daal mbir mi warta compliqué ndax defal nii bu ci yàlla àndee mun nga mucc dëgg neex yàlla nit warul xaar ñu wax ko ñaari yoon salaamaaleykum. salaamaaleykum. waaleykum salaam. maa ngeen def. ñu ngi fi sant yàlla kooku. damay lépp. tur bi waaw d'accord baax na ñu ngi lay déglu kon. man su war baaxul de mës naa faj corona bi am naa benn rebelle boo xam ne on a essayé ça a marché rebelle bi mooy dès le début boo sentiree kii bi da ngay baxal kinkiliba nga def ci xorom polle def ci xorom un demi verre de vinaigre après nga def ci miel nga naan kenkeliba xorom polle waaw xorom polle nga baxal ko def ko dans un verre à café miel bi tamit ci la kii bi nga def ci citron ak citron ci defee citron bon s'il le faut nga def ci tuuti laaj boo ko naanee deuxième dose bi rek da ngay wàcc boo wàccee rek effet bi génn je l'ai soigné j'ai fait 2 à 3 reprises j'ai soigné des gens comme ça ok waaw d'accord baax na yaakaar naa leer na ci boppu auditeurs yi kenkeliba xorom polle lem citron ak laaj loolu la wax allo salaamaaleykum allo salaamaaleykum waaw salaamaaleykum Abdou Thiam daa mel ni kooku yegg si wul de 88 628 14 14 ñu xaar kenn ku mujj ci ligne bi ndegam techniciens yi nee nañ ma 9h15 la ñuy arrêté salaamaaleykum allo waaw ça va sauf que son bi leerul de dégguñu la bu baax. waaw son bi leerul 88 628 14 14 88 628 14 14 ñu teewlu kenn ku mujj salaamaaleykum allo salaamaaleykum.
Waaleykum salaam. waaw ñu ngi fi yow la. waaw maa ngi lekk pour. ah ok waaw acca kon aywa nu ngi lay déglu. bon man benn remarque la am ci affaire corona. benn remarque. waaw mooy que tey. ñëpp maa ngi def benn remarque mooy ci wàllum pharmacie yi. léegi même les paracétamol. bu benn exemple la. munoo dem ba ci benn pharmacie pour am ko. léegi yooyu nag lan lay dafa manqué. amatul paracétamol amatul. kenn du ko mën a am foofu. boo benn exemple la terpine tamit ci la bokk. donc yooyu noonu man dama gis ni ce sont les ay médicaments yoo xamante ne dañuy faj asymptôme yu ñuy wax corona. lan moo tax ñu te retiré loolu ci marché lu waral loolu c'est une question boo xam ne dañ ci war a xalaat bu baax xool lan la xanaa dañu nekk di jàppale corona bi wala lan la parce que médecins yi dëgg nañu ñi naan nit ki mun na am corona ba mu wér te du dem hôpital. donc est-ce que garab yooyu duñu favoriser nit ki faju boppam sans que mu dem hôpital. bu doon dafa am bopp buy métti wala soj jël garab yooyu parce que ça coûte moins cher mais ça contribue à éliminer moins lu ñuy naan les symptômes de corona. donc man de yooyu laa xam loolu laa bëgg a indi comme contribution. indi la ci leeral jërëjëf mu nekkoon nag sunu intervenant bu sunu auditeur bu mujj ñu ngi gërëm mboolem ñi fi woote yëpp gërëm docteur Ousmane Gueye mi ñu seqaloon waxtaan wi gërëm it Mohamed Nabi Sylla suñu ndaw la ca Ndar gërëm ñi fi woote yëpp jox ñu seen gis-gis gërëm ñi fi yoote it jox lu li ñu yaakaar ne mën na faj corona ñu ngi leen ci gërëm bu baax a baax mbokk yi ñu ngi leen di sant bu baax ci teewlu bi ñaanaat leen rek mesure barrières yi nañ ci gën a bàyyi xel bu ñu yaakaar ne mukk feebar bi jóge na fi wala boog yaakaar ne mukk mënuñu dal mu ngi fi lu am la mën na dal ku nekk ba tax mesure barrières yi faw ñu koy gën di respecté ci jamono ji ndax cas communautaire yi seen tolluwaay bariwaay gi ci gox yeeg goxaat yi tax na ba fi mu ne nii kenn xàmmeetul ku yore virus bi di dox ak ka ko yorul donc li gën mooy ku nekk jël matuwaayam rek soli masque yaakaar naa loolu ñëpp war nañ koy mën di def sol masque bi di dandante te ñuy xale yi ñuy wax ak ñoom waajur yi na ñuy wax ak ñoom ñuy wàññi seen tànk ci biti rawatina nag dajaloo gi nga xamante ni dañ koy dajaloo ci plage yi ndax foofu plage moom ay rassemblement la donc lu ne mën na fa xew ñaanuñu ko yàlla waaye it waajur yi nañuy gën di wax ci ak seen i doom ndaxte sa doom génn te xamoo fu mu jëm nga jékki-jékki mu ñëw andil la ko sa kër dafa bu ñëwee dafay xaw a doy waar donc waajur yi la ñoom seen responsabilité la na ñuy wax ak seen doom su ko defee ñu wàññi seen tànk si biti ba yàlla def feebar bi jóge fi ku nekk dellu ca la nga nekkoon jërë ngeen jëf Barthélémy Ngom ne woon ci kaddu gi Abdou Thiam ci machine bi ñu ngi leen di ñaanal kenn dal ak jàmm